ñu daal ci teg ki nga xam ne rek moom mooy Ayib Daffé dafa mel ni indi na xalaatam wax daal ci lii mu wax bu dee am na moom catastrophe la te itamit lii daal scandale la muy lenn ci lii daal waa conseil bi gàntal depuis 2014 mi ngi fi woon lu tax ñu gàntal ko lu xew Alaaji Modou. Là où c'est plus paradoxal, le Conseil constitutionnel, l'alinéa 6 de l'article 111, là par contre c'est un peu curieux, cette interprétation, puisque ces dispositions, c'est nous-mêmes qui les avons révisées lors de la 14e législature. À l'époque, quand il y avait eu le fameux débat sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, qui n'était pas inséré dans le règlement intérieur, non, même la notion de Premier ministre ne figurait pas, c'est là qu'on a réintégré les dispositions concernant la déclaration de politique générale, la motion de censure et la question de confiance. Et ces dispositions-là n'ont pas été modifiées dans le projet de révision du règlement intérieur. Ce sont les mêmes dispositions. Et à l'époque, en août 2024, ces dispositions avaient déjà fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le même Conseil constitutionnel qui pratiquement a la même composition. Et elle était passée. Donc peut-être que là, je sais pas, ils étaient en vacances, mais là, ils ont en tout cas jeté un regard plus critique sur cette disposition, parce que cette disposition, c'est l'actuel article 99 alinéa 6, donc qui est dans le règlement intérieur, qui a fait l'objet d'une déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel en août 2024. C'est le règlement intérieur actuel. Parce qu'on avait fait une modification pour réintégrer. Mais là, ils disent que cette disposition-là est contraire parce que on a posé une condition que la Constitution ne pose pas concernant la motion de censure. Mais bon, là, c'est des points de détail quand même. Très bien. L'autre, enfin... L'article 134, qui touche le fonctionnement de la Cour de justice. Là aussi, c'est un point de détail parce que ce que le Conseil constitutionnel nous reproche, c'est qu'on a oublié un bout de phrase. C'est-à-dire, quand on rappelle l'élection des membres de la Haute Cour de justice, il y a un bout de phrase dans la Constitution qui dit après renouvellement. C'est-à-dire qu'il fallait parler du renouvellement. Et bizarrement aussi, cette disposition-là, nous n'y avons pas touché dans le cadre de la présente révision. Quand vous lisez le règlement intérieur, c'est l'actuel article, si je me trompe, l'actuel article 120 de notre règlement intérieur tel quel. Donc, c'est maintenant que le Conseil constitutionnel se rend compte, après plusieurs années, parce que c'est des dispositions qui existaient, certaines dont depuis 2002 par exemple, que cette disposition-là n'est pas conforme à la Constitution. Donc, mi ngi noonu Ayib Daffé li Assane di bañ nag la def tey muy discours français Assane moom nee na bu ngeen dee wax di leen wax ak nit ñi ci wolof bu ko defee ñuy xam lu baree bari noonu la ko waxee xam naa ni daal Assane moom nag li ma ci jaaxal daal mooy lii conseil bi gàntal muy ñi ñu waroon di déglu ci assemblée nationale da ko boole waale ak yoo xam ni buub ko yóbbaale daal ni gàntal na yooyu yëpp wala mënta nekk am na ci yooyu ma nga fa woon depuis 2014 maanaam bi Macky Sall faloo ba am fi ñetti at ba léegi yooyu ma nga fa buubaale nañ ko ñu jàpp nag loolu bu amee est-ce que kon conseil bi yëroon na wala xamoon na règlement wu kii lépp ndax xamoon na li xew. waaw am na solo son bu Ayib Daffé de wax dëgg yàlla li mu leeral nii xam naa ne bu ko leeroon nañ si wala fi dina baax ndax ñun ñoo gën a yittewoo xam li xew. est-ce que émission français la woon. waaw émission français la woon mais boo waxee si français pare da ngay wax wolof. ok da ngay wax si ñaar yëpp da nga naan ñu dem si wolof. boo waxee français bu dee conséquence ñoom ay làkkat lañ nga bëgg li ngay wax ñoom ñu dégg ko ñoom dégguñu wolof nga wax ak ñoom français ba mu leer nga xamal leen li ngeen def kat nangam ak nangam waaye ñun ñii ñu ëpp ci Sénégal yi dégg nañu wolof ndax Sénégal xeet yëpp wolof ñëpp ko dégg son yi tout ki dégg français dégg na wolof. des fois nga daje kenn mun la déggul wolof de. ba moo la gën a dégg foofu. fii ci réew mi fii si réewum Sénégal. da ngay daje ni mun la dégg moo la. danaan samay wolof leerut ak nangam mais gisal pël bi dégg na wolof séeréer bi dégg na wolof tukkulóor bi dégg na wolof tubaab bi dégg na wolof naar bi dégg na wolof ñëpp a dégg wolof. wolof nag moom moo déggut ñëpp mais ñëpp dégg nañu wolof. lan la dégg ah. c'est bon yeggale. bàyyi ko rek loolu daa jar rek. yeggalaw. waaye yow. saa yu taay da laa neet nu quoi. risqué rek. ah dégg nga mu daal risqué bañal teegaa bañ. kon message yi di ko wax si wolof day doon lu am solo léegi nag son yi bu fekkee ni. ñoom am na loo xam ne 2014 ba bu El Malick Ndiaye ñëwee mi ngi si constitution bi. waaw maam jàll la. waaw léegi ñoom lan lañ si bind di ko yóbbuwaat. lañ ci bind mooy la. luñ ko yóbbuwaatee lu fi ne. loo xamante ni voilà voilà dugaloon nañ benn loi boo seetloo bi ñu voté woon assemblée. te ñu dañoo bëggoon di dégluwaale ñi nga xam ne ay magistrat am na ci ñoo xam mën nañ leen a déglu ñoom assemblée. léegi yooyu lañ boole gàntal ko El Hadj Modou Diouf ñoo ko bàyyi am na ci yoo xam ne. déet mais dañuy bokk rek Modou. wala war kii bay tag. D'accord
xam nga léegi nag yooyu ñoom ñu rejeté wala ñu gàntal yooyu lañ boole waale yëpp ak yi nga xam ni dañ koo gàntal bi ñuy bind waaw buñ xoolee li nga xamante ni nekku mi ngi fi dañ ko fee waroon a bàyyi waruñu ko see woon a boole ndax mënoo dem di jël lu baax ak lu baaxut jël di yóbbu waroon a jël li dañ ko war a trier bi ñu ñëwee war na trier xool li nga xamante ni valable na mi ngi fi ñu tegal élément yi si taabal ji xool li nga xamante ni nekku fi kat te bëgg nañ mu ne fi ñu yóbbul ko conseil constitutionnel mais nag boo jëlee li baax ak li bon lépp yóbbul conseil constitutionnel boole lépp récité ko xamal ko ni ngeen ko bindee baaxul kon nag léegi ñaar rek a am man noonu lañ leen wax ni ngeen ko bindee waaw lenn la nga mën a am nee na waaw sony bu ñii nga xamante ni ñooy waa Pastef lii gars yi wax naan nangam maam dañoo mënta bind Pastef waaw mënuñoo bind ma ne ñaara am dañoo mënta bind wala conseil constitutionnel dañ leen a nenn ñaar yi rek a am ñaar yooyu rek a mën a yow boo ko teg ndax man damaa gis ne yóbbu Amadou Ba luwaam bi mu demee dañ koo récité luwaa bii nii dañ koo récité Sonko bi mu defee recours dañ ko récité maanaam récité nañ ñoom daanaka léegi Sonko bi fële Cour suprême yooyu ñooñu ñëpp benn lañ benn lañ wàllu yoon la rek non mais Cour suprême la mbiru yoon la rek tàqale leen rek non jëru ko mbiru yoon la récité maanaam ñoom buñ defaree dara ba yóbbu rek récité la ñuy xaar te ñoom waa Pastef yi li ci waay man lépp luñ defar bind wala dañ leen a neen dañoo mënta bind wala dañ leen a neen ndax man jamonoy Macky Sall néew ma amul waaye musuma dégg ñu ni président Macky Sall wala waa assemblée nationale bind nañ dara yóbbu nañ ko fenn ñu récité ko musuma koo dégg man. xanaa kii bi Macky di waajal sorte dem. bi Macky jeexalee. waaw mooy bi mu ne kii. waaw bi waxee affaire toxal élection yi. waaw ci la nag ñee baj. waaw léegi ku jeexal kay nag son yi bu lu mu la mënal def loo ku jeexal tàkk. waaw gis naa daal bu ñu dugalee daal pour pousse élection yi. ñoom bañ na. déet booba affaire yi jeex na tàkk mais jamono yi fi président Macky Sall yi nekk sa doole jaag fit wa ak sañ-sañ baag bëgg-bëggam lépp lu mu dugal day jàll. damaa xamul yow de nee ngoon Macky lu mu mas a dox jëm yegg na. waaw damaa xamul na xam-xam dañuy bind si xam-xam damaa xamul daal lan la. mais ñoom mosuma dégg ñu récité ñii nag moom saa bu ñu nee da ngay def procès de loi dañ ko war a yóbbu. man récité nañ ko lay xaar. mais jàll na moom xaaruma ko. léegi nag ñoom dañoo mënta bind wala dañoo xamul wala daal man daal lan moo xew il faut que ñu gën ñu koo expliquer ci wolof. non seen Pastef moom ay cadre lan moo tax ñu récité seen i mbir rek. Pastef moom ay cadre fa ne. lan moo tax ñu koy récité te Macky Sall daaw ñu ko récité. waaw loolu kay la jàngat loo. man kay looloo ma jaaxal. mais ñoom moom ay cadre fa ne. cadre yoo xam ne lu ñu bind yóbbu ñu leen baaxul récité léeg-léeg ñu leen lii ngeen di bind di ko fi indi am na fa dem leen xooli ko kay wax dëgg yàlla. day na war joxe hélas mënuñoo bind daal. ñoo mënta bind wala ñu nennu leen rek. kon Waly mi mënta bind. Waly Diouf mi mënta bind. non Waly bu sa bokkoon dana jàll far force. kon kuy bind. xam moo ko de waaye Waly moom bu fekkoon moo ko yóbbu dana jàll. waaw. Ndiogou. waaw. Assane wax na ko boo seetloo ci durant li fi Pastef nekk nguuru ko président Diomaye daal. li ñuy rejeté bari na. ba ci cour suprême bi yaa ngi gis Ousmane Sonko li ñu dëggalaat yu baree bari daal. moo tax Assane di wax ne ndax ñii ñoo mënta bind wala ñii ñoo leen nenn waaye daal depuis 2014 daal bokk na ci li gars yi faxasaale wala li ñu gàntal daal mooy loi yooyu depuis 2014 mi ngi fi woon. waaw xam nga rejeté moom sax amu ci li Assane di wax. xam nga pareen saa yi gars yi ñoo lay dugal ci kii quoi xam nga bu fekkee ne da nga bind loo xamante ne bi plus de 136. ñu nangul la 132 yëpp gàntalal la ñeent ñu tuddee ko rejet loolu du rejet. ñeent yaa sa ëpp solo. waaw non non même bu fekkee ni ki mais ñeent lañ la gàntal. loolu mënut a nekk rejet non non yëpp a am solo. yéen sa gàntal. yëpp a am solo dafa am yee fu mu jëm rek yëpp a am solo nekkuñu di def de 100 yu am solo bul na yii mooy yii ci ëpp solo dafa am yoo xamante ni bii mooy li nga xam ni mooy li ne comprendre nga. léegi nag bu ñu jëlee li nga xamante ni bi mooy rejet bi nga xamante kii bi nga xamante ni bi moom lañ def noonu bul ayib dafa ñëwee wax la ne la am na ci ñaar yoo xamante ni bi ñoom dañ ko rejeté woon te yóbbu woon nañ ko fa jàlloon na fa. waaw ci jamonoy Macky Sall. ci jamonoy Macky Sall même chose ñu yóbbuwaat ko ñu rejeté ko. te ma nga fa woon 2014 ba léegi. te ma nga fa woon depuis kii ba nëgë ni foofu la problème bi ne. maanaam léegi dañuy mën a wax ne conseil constitutionnel peut-être daawuñu xool bi léegi ñu ngi xool. waaw. loolu mën nañ ko wax. parce que peut-être que ni Macky Sall dem daan yóbbu yëpp moom dañ ci daan gëm. parce que loolu mooy li nga xamante ni bii mooy yëf yi quoi parce que bu fekkente ni bii yëf yi nga xam ne moom la ayib dafa wax mooy
biteel bi yóbbu woon nañ ko daaw ñu ne waa biteel bi biteel ndox la d'accord nañ ci biteel bi def ndox def lépp ren biteel bi ñëwaat nekk biteelum ndox nekk lépp ñu ne non tey ren recidé nañ ko. te mi ngi fi woon daaw ba ren. te jàlloon na ba mi ngi doon jàll léegi ba raison lañ teg de. moo tax man la parce que dañu mën politique est-ce que ñoom ñoo ko ci dugalaat. léegi nag li doy waar. foofu la li ngay wax noonu nag di soog a ñëwee xam nga bu leen fàtte ni gis nga politique dafa xaw a doy waar. pareen saay mbir dina xew fekk ne dañu bëgg a wan askan wi xool leen ñi parce que Pastef bu ñëwee am na ñu muy ñëwee daal ne dissoudre naa lii def naa lii nit ñi mën nañ koo tuddee fayantoo daal ne peut-être conseil constitutionnel kii wutoon ak Ousmane Sonko kiiwam boobu comprendre moo tax xam nga bul fàtte ni assemblée nationale laataan ñu koy dissoudre yóbbu nañ fa ay mbir ñu gàntal ko. waaw ñu ngi askan wi ne lii mënatu la dem il faut ñu dajji lii. il faut ñu jëlee ko fi assemblée nationale. mooy avant législative bi. waaw biñ ko fi jëlee. c'est parce que dañ leen a yóbbul ay mbir ñu ne non ñu yóbbulaat leen ñu ne non. loolu mi ngi dal conseil constitutionnel tey. yóbbul na leen ñu ne non yóbbul nañ ñu ne non. tey bu yëf yi di dal ci seen kaw ñu ne nañ wut pexe pour dissoudre ko nit ñi dañ ciy ànd parce que dañuy xam ni ñu ngi bloqué ay mbir. waaw comprendre nga. c'est que loolu pareen saay da ngay def loo xamante ni bii léegi yow yaay tax buñ lay tas kenn du ne warta tas. comprendre nga. nit ñi dañuy wax ne wax dëgg fa yàlla de. lii nag mi ngi commencé indil ay jafe-jafe rawatina mu nekk loo xamante ni dafa jëm ci yow ñoom bul fàtte ni du Pastef moo leen ji noonu ger mais ñi fi jóge ñoo leen ji ñoon ger waaw dëgg la amoon na fi yaa ngi dégg dafa am loo xamante ni dafay amoon léegi nag ñu wax leen ne assemblée war na mën a woo ñooñu ngir déglu leen nga ne déedéet kenn waruñoo woo ñun là yaa ngi gën a indi ubbiwaat beneen bunt boo xamante ni bi yow léegi dafa mel ni am ngeen sañ-sañu kii waaye yéen kenn mënu leen a laal est-ce que comprendre pourtant nguur gi fi jógee woon ji ñoon ne leen gerte ñoo leen ko ji ñoon dafa am lu ñu leen jox te ba léegi gis nga boobu dañ doon politique parce que gis nga faale wuñ sax affaire yi maanaam lañ doon def noonu pour tuumaal leen guerre wax seeni wax mais ana fu yëf ya mujj man gisaguma fu yëf ya mujj de ne gisatuma fu yëf ya ne fi mu toll kenn waxatu ci ña leen tuumaaloon ñu ngay wëndeelu ñañ tuubaaloon ñaga ca lañ ja donc en tout cas loolu il faut que ñu xam ni nguur gi tamit am na yu bari yoo xamante ni bi ni nit ñi yaakaaree ni mën nañ ko def nii rek ñëw rek def ko force maanaam même ñu def ko force baax mën na baax mais dafa am na yeneen bunt yu muy ubbi léegi nag yu mel nii nag mooy après mën nga def li ngay def te beneen bunt du ubbeeku parce que bi ñuy tas assemblée nationale def nañ ko noo xamante ni bii tey sénégalais yëpp gis nañ moo waral bañ élection jotee tamit sénégalais yi sanctionné ña nga xam ni ñoo nekkoon ci assemblée ba. muy député ya fa nekkoon moo taxit ñaata lañ am. bariwul loolu yëpp li leen ko indil mooy bu ñu joué woon le jeu def li ñu war a def peut-être que ni seen score mënoon na romb fii ñu nekk. mais joué wuñ le jeu defuñu li ñu war a def nit ñi dañ leen a xoolee ni ñii dañu taxaw tempe ngir bloqué yëf yi. d'accord assemblée tamit bu toogee liggéey ba pare def ay projet de loi am def li mu war a def yëpp ba pare bind ko ba noppi yóbbu ko conseil constitutionnel. conseil constitutionnel ne gàntal na lii ñu ne lan la gàntal ñu ne nangu na 132 waaye bañ na 4 ñu ne 4 yi yan la ñu ne yii de yi mu nangu woon daaw la ak daaw jéeg yëpp mi ngi doon dox ren bañ na ko. waaw ren bañ na ko. yaa ngi dégg lii it lu jëm ci ñoom la. nee na lii moo lànk. du fi amee. waaw kenn du leen déglu. kenn du leen déglu laa bu boobaa askan wi gis nañ. xool nañ léegi nag des na ci ñi nga xamante ni bi ñooy ñi ñu fal ndaxam nan la ñuy doxalee ci yëf yi mais en tout cas mbir maa ngi nii. askan wi comprendre nañ. yow da nga ànd ci ñu tas conseil bi comme ni ñu tasee woon assemblée ànd nga ci. nañ xool li gën ci réew mi rek ñi nga xam ne ñooy. jiite ma daal li gën ci réew mi. nañ ko def. d'accord li gën ci réew mi pas lu gën ci Masamba wala Mademba. d'accord ñu xool li gën ci réew mi daal. nañ ko xool ñu def ko. d'accord waaye d'accord ñu tas.
waxuma len de dama ne nañ waaw damay laaj rek ah saa yi itam naqari nga dara rek ah Modou ni question la rek saa yi tax bëgg baa bu wax rek léegi lu gën bi léegi ah loolu moom wallahu taala axlam yàlla rek lankal de lankal waaw du may lankal de alaaj bu may kon waaye alaaj bu jaaxle rek jël téléphone